muus mi baax na ci kër gi ne saa yu ko tuddee waxaale ko say soxla gan gi baax na ci gune kër gi ne lu fi reer ñu foog ne dalee nag jàmm ñu ngi fii ci seen deuxième édition plateforme des sociétés immobilières bu Sénégal salon bi nga xam ni dañu ko jagleel lépp lu jëm ci wàllum promotion immobilière ñu yëngu ci wàllum bâtiment la ko dalee ci suuf ba ci finition yi dañuy ànd teewlu cérémonie d'ouverture bi ak jiwrin bi ñu dénk wàllum habitat di Diène Farba Sarr dégluwaale itam ki sooke mbir mi di Dieynaba Seydou Ba. habitat dafa am importance moo tax gouvernement bi aussi def ci képpalaayu kàttanam vraiment pour mën a jox Sénégalais yëpp habitat social soo gisee sax sama xarit Ousmane a ngi ne directeur de l'habitat social am na loo xam ne ñu ngi koy def décret bi léegi mu génn dinañ dem fii ci banlieue Dakar quelque part nañ fa def lu mot 6000 logements 6000 logements boobu pour nga am ko da ngay joxe 1,5 million 1,5 rek 88 000 francs par mois loolu maye la presque te léegi ñu door ko. loolu la président Macky Sall defal ñëpp actuellement ci loolu lañ bëgg a dugg vraiment pour defal logement nit ñi fonctionnaires yi ak ñi nga xam ne amuñu pouvoir d'achat bu am important ñi nga xam ne amuñu revenu bu régulier ñooñu ñëpp ñu jàppale leen ak les promos accédants ñu defal leen vraiment loo xam ni danañ mën a am logement sans problème mën a tëdd nelaw ba yaandoo. déjà am nañ satisfaction parce que lu ñu bëggoon mooy sénégalais yi ñëw fekkee li nga xamante ni moom mooy salon bi am nañu ko objectif bi moom mooy dajale sénégalais yi dajale promoteur immobilier dajale ñi nga xamante ni seen xel dafa màcc ci wàllum tabax su ma nee tabax nag mooy lu jëlee ci suuf ba ci finition ba ci livraison kër ñu mën a xam li nga xamante ni moom moo nekk ci biir parce que boo gisee fii notaire yi ñi ngi fi architecte yi ñi ngi fi ñiy def bureau étude de sol ñi ngi fi donc dañoo bëggoon tënk ñëpp pour jox leen la bonne information pour wax leen ne njuuj njaaj am na mais aussi am na ay yoon yu ñu war a mën a jaar pour mën a daal di am kër. li gën a important ci mbir mi moom mooy ci jamono ji ñu toll fii léegi ñaar fukki at sénégalais yi du ñu dëkkati ci kër ñoom kese dañuy dëkk ci ay immeuble dafa am ay béréb yu nga xamante ñoom ñoo koy bokk muy copropriété donc c'est important pour ñun ñu daal di jël devant yi waxtaan ak ñi nga xamante ñoom ñooy sénégalais yi xamuñu lan mooy syndic xamuñu lan mooy copropriété ñu mën leen a expliquer ne leen boo leen dëkkandoo yi ñëpp ci immeuble mu nekk appartement yoo leen jënd wala appartement yoo leen loué dafa am lu leen tënk loo xamante ni da ngeen ko war a respecter bu nekkee bëgg ngeen dëkk bu nga xamante ni du am benn àq. nit ñi nag bari woon nañu ñëw di visiter salon bi ni ngeen ko gisee nii ci image yi waaye kàddu yi benn la dañoo ñëw xool offre yi jëme ko ci wàllum jënd ak njaay. njëriñ li ma gis en fait ci salon bi mooy képp koo xam ni bëgg nga am kër wala képp koo xam ni am nga un projet de construction yaakaar naa ni tous les acteurs yëpp daal ñu ngi fii te boo jëlee sa temps daal di def standard yëpp. amaana yow li nga bëgg boo amee kër da nga ñu la ko tabaxal amaana boo bëggee tamit am kër dinañ la wax naka nga koy amee ak yoon bi ngay jaar ba am kër yaakaar naa ni bon c'est le principe du salon bi loolu moo ci am solo daal may wax sama mbokk sénégalais yëpp yi nekk Sénégal ak yi nekk bitim réew man mii bitim réew laa nekk mais dama ne du ma ñibbi te du ma fi ñëw pour mën a profiter des opportunités yi nga xam ni bépp sénégalais war na ko mën a xam te xam yoon yi nga xam ne fa ngay jaar pour mën a am kër wala nga xam na nga koy tabaxee sa kër. bu ñu jógee ci exposants yi dañuy jàll ci promoteurs yi lan la ñu andi ci salon bi ak yan laaj lañ leen di faral di laaj ñu teewlu leen. tey si deuxième jour salon bi soo xoolee ñu defee xayma ñaari fan yi clients yi ñu ngi ñëw les gens viennent visiter ñu ngi ñëw di xool proposition yi mais c'est plus sur le logement social que les gens en fait lu ñuy laaj mooy këru yembamaay parce que soo xoolee Sénégal peut-être le niveau de vie n'est pas assez élevé donc c'est plus sur le logement social tey moo am une forte demande moo am beaucoup de demandes sur le logement social mooy kër yi nga xamante ne day jar entre peut-être 10 ba 15 millions donc loolu la nit ñi ëpp lu ñu laajte tey maintenant en fait am na ñoo xamante ne dañ ñëw aussi pour xool qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché bu def investissement par exemple ñun am nañu ay immeubles au niveau des HLM donc les gens demandent parce que ña nga bëgg def investissement jënd immeuble def ko location et cetera donc ça vraiment aussi c'est des choses qui sont demandées am tamit ñoo xam ne dañuy gis par exemple comme ñun dañuy def ay agro briques ak BPE nit ñi aussi dañ koy laajte di laajte en fait fa la ñu mën a amee ay briques industrielles laajte prix yi pour defar seen kër wala aussi pour defar en fait ay immeubles donc tey soo xoolee ñaari fan yi loolu moo ëpp demande waxte ni ñu koy def.
indi nañu daal lépp lu askan wi soxla ci wàllu dëkkuwaay li ko dalee bu yomb bu yem ba ci boo xamante ni borom en tout cas ku bari xaalis. ci ñu gën a laaj bokk na ci programme SICAP Lac Rose parce que SICAP Lac Rose bi amoon na yu ci doon jar 10 millions 500 am na yu ci doon jar 16 millions 500 ni ma ko waxee tàng mais dama lay jox exemple appartement yi ñuy tabax ci SICAP Rue 10 appartement yi 56 dong la fi mu nekk nii démb rek sama benn agent gi naan ma appartement yi liñ ci laaj ci appartement bare la. te li ñuy tabax ci appartement yi néew na 56 wax naa la sànq di 56 appartement la ñuy tabax ci mbooloo demande yoo xamante ni daanaka mat na 200 fi mu nekk nii donc loolu daal xayma nañ ko ci ñetti fan yi nga xamante ni participé nañu ci salon bi. visiteurs yi nag fi mu ne nii F3 yi gars yi bëgg nañ ko surtout expatriés yi ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew ñu ci bari aussi ñi ngi jënd ci produit mixa yi ndax lu fiable la loo xam ne soo ñëwee di nga ko fi fekk appartement bi ñu lay proposé nga dugal ci sa xaalis soo ñëwee lu visible lay doon am na aussi duplex yi mais dafa amaat beneen mbir bu ñu ci def mooy ay appartement yoo xam ne day ànd ak ascenseur waa R+6 R+9 R+8 yooyu aussi dafa bokk ci phase 6 bi. Le bilan ne peut pas être négatif ndaxte nit yi depuis jeudi ñi ngi ñëw di xool si liñ leen di proposer selon ñoom tamit li ñuy xaar parce que xam nañ ne Sénégal ñëpp bëgg kër. donc depuis boobu chaque jour nit yi ñu ngi ñëw di ñu jege si ñu leen di wan li ñu am fii yëpp ñuy waxtaan le bilan est vraiment positif et surtout tey si dernier jour bi am na affluence fi ñu toll nag nit yi villa lañ gën a bëgg consignage rek ñu ne la ñoom kër lañ bëgg surtout fu sori fu génn Dakar ñoom nee nañu ut appartement dafay xaw a metti pour appartement ñu toog biir Dakar moo leen gënal mais villa yi moom macha allah intéressé na leen. non ñun dañoo bëgg Sénégal ñëpp am kër. Mamadou Diallo. lan lu yees nga indi ci salon de l'habitat bi. alors suñu teewaay fii c'est pour ñëw accompagner en fait les sociétés en fait immobilières indil leen en fait ay gamme produits yoo xam ne alors c'est tellement demandé alors et sur le marché en fait dafa amoon défaut notamment ci domaine sanitaire aujourd'hui dañoo indi la marque Siam Monaco en fait Siam Monaco en fait c'est une société bu existe en France depuis 1947 ñu ngi basé wu à Monaco et cette société dañoo spécialisé wu au départ dans tout ce qui est abattant. Alors aujourd'hui vous allez retrouver des abattants en plastique, en thermodure et en bois, des qualités yoo xam ne day respecter en fait tout ce qui est côté hygiène et c'est extrêmement important. Donc avec de différents modèles des coloris pour décorer en fait les salles en fait de bain. ñu ci bëri duñu am information yi parce que parfois da ngay gis publicité rek en bas nga gis prix yi doo xam nu muy demee donc mais boo amee information bi ci war nga gis prix bi xam nga nit ki tegtal la ne la nii ak nii ak nii nga koy fayee bu boobaa da ngay gën a am fit waaye boo gisee ab prix rek benn 15 millions yaakaar ni ñëpp nga koy da ngay ñëw fay ko benn vrac nii day metti mais boo xamee information bi ci war da ngay sawar a ñëw voilà daal di souscrire ci loolu. kon yéen objectif salon bi ngeen di ñëw daanaka mën nañu wax ni démb ak tey yéen a ngi koy atteindre. waaw démb ak tey nag macha allah parce que ku ñëw rek da ngay ñëw xam nga demander surtout laaj plaquettes yi ñu diisoog yow waxtaan ak yow wax la ni muy tëddee aussi xam nga boo waxee Bambilor ñu bëri xamaguñ fa. parce que ay nouvelle zone d'habitat la mais comme léegi infrastructure yi tari yi yëpp accessible na. buñ la expliquer rek da ngay situé wu ci lu yomb daal. alors tout risque chantier mooy soo nekkee di tabax kër wala immeuble léegi nag RC professionnel mooy sa responsabilité par rapport ak nit yi soo leen def dommage matériel wala corporel. poser une question par rapport à si nekkee def ni investissement dans le domaine de l'immobilier dañ si def parce que partie de notre suñu actif yi dañ koy investir si immobilier am na tamit nit ñi pose question nekk si habitation loolu leen di def ñu proposer leen mutuelle si habitation ak tout risque chantier. salon de l'habitat nag moom la ñu wax waaye am na ñu ñëw wane seen bopp mel na waa APROSI di dox ci wàllum aménagement nekk fële ca pôle urbain bu Diamniadio waaye itam waa ADIE ñoom xam nañ ni ñoom ñoo yor wàllum xarala bu état bi am ci taxawaay tamit bu am solo ci salon bi ñu teewlu leen te ñëwaat. ville yi nga xam ne yu bees la yu moderne ay manufacture dafay am. parce que day tax ville bi gën a développé li ci gën a nag am sens moom mooy que
ville bi comme dañ koy tabax lu bees il faut que mu am ñi nga xam ne moom mooy germe bi li nga xam ne moo koy suuxat bi nag industrie bi nga xam ne day créer emploi moom le président xalaat ne moo mën a gën a gaaw moo tax ñu def ko biñ ko defee léegi itam aussi je pense que li am war na ne loolu moom moo doonoon yoon bi parce que junne nit ñu nga fa di liggéey am seen ay emploi te dinañ dem ci ñaari junne fii léegi fin d'année donc je pense que loolu voilà objectif yooyu la ñu amee woon. Chaque fois que ñu ñëw fii dañuy am occasion expliquer ñun suñuy produits et services surtout que xëy na nekkuñu ci domaine immobilier yi mais kenn réeréwul ne que ministère de l'urbanisme accompagné nañu ko pour permis de construire yi képp ku ci nekk ku bëgg permis de construire googu mën koo am en ligne donc yow amatoo ay soucis yi war a fay. Pour que ñu jox la sa dossier kenn mënu la taxawoo pour ne la mën na la intervenir pour ce dossier jot ko yow da ngay scanner say documents nga fay say ay taxes ñi scanner ko yow da ngay toog fi nga toog dañ lay jox benn numéro sa numéro ngay connecté woo ci plateforme teledac.gouv.sn nga dugg ci plateforme bi ngay suivre sa dossier ba nga ñu ne maire bi signé na ko nga dem jël ko donc loolu c'est une innovation de taille. ci loolu nag dañuy dem ci si nga xamante ni moom nag suñu partenaire la ci salon de l'habitat yàgg ñoo gunge ci émission yeeg yu ni mel ñooñee buñ ko waxee ñoom ñooy waa Sococim ñoom nag tey ñoom ñoo njëkk a teew ñoom it ci salon de l'habitat boobule dañuy rek daal di dugg ci seen biir stand jàkkaarloog Hélène moom nag mu wax ñu tuuti si suñu partenaire boobule. xam nga suñu waxee habitat il faut nga xalaat ne que pour nga tabax il faut nga am ciment. Donc, Salon de l'Habitat Sommet, il faut que nous, Sococim, leader sur le marché, première cimenterie en Afrique de l'Ouest, il faut que nous accompagner nos clients qui sont ci salon bi. Et puis voilà, on est une population mais que nous finissons depuis 1948, ba léegi ñu ngi fi pour jàpp leen tabax. léegi visiteurs yi bu ñu ñëwee généralement yan question lañ leen di gën a poser. dañuy laaj en général pour lan mooy différence entre ciment yi parce que ciment du benn kese ay ciment la. dafa bëri donc ñun ñeent la ñu am. ñeent CM 1 42.5 CM 2 32.5 ak CM 2 42.5 ak CM 3 42.5. mu mel na benn bu ci nekk ak tabax bi muy defar. voilà bu si nekk dafa am tabax fu ñu koy utiliser donc loolu moo tax ñuy expliquer comme ça nit yi xam ne que lu ñu nar a tabax dafa am ciment boo xam ne moom moo si gën a baax donc loolu lañ di expliquer. kon mën nañu wax ni salon bi objectif bi atteindre ngeen ko ndax nit yi information yi bëgg ñu amul woon. waaw ñu ngi mu ñuy permettre dëgg-dëgg ñu nekk en contact ak nit yi pour expliquer leen lan mooy différence bi entre ciment yi nekk sur le marché. Sococim. gannaaw Sococim Industrie mi nga xamante ni nag moom mooy partenaire émission Sama Kër dañuy ñëw ci beneen partenaire muy waa Banque de l'Habitat bu Sénégal ñoom tamit teew nañu ngir saafoon tekk sénégalais yi ngir wan leen itam yan la ñuy proposer ngir ñu mën a jotee ci dëkkuwaay. ku wax salon habitat wax Banque de l'Habitat ndax Banque de l'Habitat defe naa bientôt 39 ans 40 ans moo ngi accompagner sénégalais yi ñu jot kër. salon bi nag defe naa mooy 2e édition bi ñun ñoo bokk ci ñi jiitu accompagner ko ndax daf ñu yitteel ndax suñu métier la. dinañu permettre dafay tax ñu mën a feeñal ñun suñu liggéey feeñal nan la ñu mën a ànd ak sénégalais yi bañ mën a am makkaan kër mën a yeggali seen kër jekkal seen kër wala defar seen kër ñëpp dinañ ci gis seen bopp ndax ku ñëw fii loo am comme yitte comme soxla comme looy laaj lu leerul ci sa bopp ndaw ñi ñoo ngi fi commerciaux yi dinañ la leeralal accompagner la wax la nan nga mën a def ba sa yitte boobu mu taxaw mën a nekk. ay promoteurs ñoo fi nekk maanaam ay développeurs ñoo nga xamante ne dañuy proposer sénégalais yi ay kër yu ñu tabax ba pare wala ay terrain yu ñu aménagé suñu ñëwee am nañ ay jumtukaay yoo nga xamante ne dinañ leen ko proposer dinañ mën a accéder si ñu gën a yomb à la propriété en nekk client BHS am loolu am seen kër am seen terrain seen soxla daal faju ñu si bëri nu ñu am def ba am kër projet bi neex na ma bëgg naa ko jënd nan lay def. ci gannaaw loolu nag xam nga am na yeneen produits yu ñuy jaay ndax nit su ñëwee ci yow ubbi compte nga lebal ko mu jënd kër am na yeneen soxla yu muy am yooyu yëpp dinañ leen ko jox ndax ñun dañ koy def moo xam ay carte la booy tukki moo xam ay accès sa compte ci sa kër joxe ay ordre sa kër par BHS net yooyu yëpp dinañ koy def carte yu ñu amee ay carte visa la di nga ci tukki am nañ ay carte prépayée am nañ ay carte ma famille donc ces préoccupations yëpp dinañ ko jël en charge
ñëwal ak ñun ñu financer la nga régler nga sottal sa projet maanaam moo xam sa kër nga bëgg a jënd sa terrain nga bëgg a jënd wala sa kër nga bëgg a defaraat yaatal ko ndax njaboot ñëpp xam nañ ne du toog soo ñëwee ñu yaatalal la leneen loo soxla it ñu jox la. gan gi baax na ci gune kër gi. salon de l'habitat jeex ci diiru ñetti fan. visiteurs yi di ñëw ku ci nekk di wax satisfaction wam wante nag loo xam-xam Massamba gën laa xam Demba comme niñ koy waxee dañuy rek jox kàddu gi ki nga xamante ni moom moo waral mbir mi ndax moom moo ko tëgg tey ba tey ñëpp mën ci jotee muy Dieynaba Seydou Ba mu wax ñu bilan wam nan la gisee salon bi ak li nga xamante ni mooy kàddoom yi muy tàggatoowee. xayma mbégte ci ñetti fan yi nga xamante ni def nañ ko ci salon bi. parce que laata ubbi bi pression bi yéegoon na laata ubbi bi jafe woon na ci wàllum organisation mais ba ñu tàmbali cérémonie d'ouverture bi ñëw exposants yi nekk fi visiteurs yi di ñëw ñu dem am suñu soirée de gala ak Youssou Ndour ñu duppee woon ko la fête de l'humour mu jàll alhamdulilah ñu def aussi 3e jour bi nit yi ñëw saafonte ak exposants yi ñu jox leen ay informations. kon lépp lu nekkoon jafe-jafe mbégte bi faxas na ko et macha allah loolu rek la ñu mën a wax. man ñu gis visiteurs yi itam bari ñëw apprécier parce que nee nañ question yu bari yoo xamante ne amuñu woon réponse yi tey gis nañ ci seen bopp. Salimata xam nga lan moo neex ngay romb nit téye sa loxo ne la vraiment maa ngi lay ñaanal ci initiative bi ngeen xamante ne am ngeen ko pour permettre aux promoteurs de pouvoir rencontrer ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais wax ak seen projet loolu rek. mbégte la donc tey jii nii bu ñu ñëwee wax naa ko sànq bu nekkee benn sénégalais génn na fii tey am la ñuy woowee kër mu jaarale ko ci ciment bi di Sococim jaarale ko financement am ci Banque de l'Habitat du Sénégal jaarale jënd këram yi ci promoteurs yi nekk fii nii nee naa loolu mooy ñun suñu àjjana kon dañuy wax ne ñun suñu objectif atteindre nañ ko waxuma bu fi ñu bëri jëndee ne mais bu nekkee kenn rek réaliser na rêve am boobu rek loolu àjjana la ci ñun. ñu wax ci salon bu Dawane bi nga fas yéene ko décentraliser yóbbu ko ba Bamako naka nga ci nar a duggee. Bamako bi nag déjà ba ma ko annoncé ba léegi promoteur yaa ngi yëngu donc ça veut dire que destination Bamako intéressé na leen léegi maintenant ñu ngi koy organiser Bamako bi mais laataa ñu koy mën a jëmal il faut que ñu pare ci salon bi def xayma organisation parce que xam ngeen ne boo leen xoolee salon daaw. ak bu ren bi am na tuuti différence bariwul nag mais tuuti différence te salon ren bi dana wute ak salon dëwën parce que noonu lañ ko nar a defee pour def salon yi ca na mu gën a waree kon salon Bamako bi ñu ngi koy organiser te danañ ko organiser nu mu waree parce que c'est la première fois je pense su ma juumul que ne que ñu organiser foofu benn salon bu promoteur sénégalais yi di ko amal kon ci Bamako donc dina nekk benn moment bi nga xamante ni moment échange lay nekk entre acheteurs yi nekk ci Bamako ak promoteurs sénégalais yi day nekk tamit beneen expérience pour ñun ñu daal di organiser salon à l'extérieur du Sénégal donc dinañ ko organiser nu mu waree te bu ci yàlla wii seen ndox mu sedd incha allah luñ ci mëbët danañ ko am. xanaa kon rek ñu wax ba déwén di la wax ñan ngay sant itam gërëm leen ci salon bi le loolu moom dinaa ci sawar parce que damay répéter phrase mu doon bi may faral di répéter nee naa ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla te ñun puisque dañuy bëgg di sant yàlla chaque jour moo tax il faut que ñuy ngoy ci suñuy partenaires surtout ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee ay partenaires xol. parce que chaque fois dama koy wax ñu may reetaan mais xamuñu li ma bëgg wax parce que léegi nekkatuñu ay partenaires mais on est devenu une famille te bu ñu ne famille mooy bëggante mooy jàppalante ci nu mu gën a puré te loolu moo am léegi suñu diggante ay partenaires yu ci mel ni Sococim Industrie ñoom suñu partenaire leader lañu parce que boo leen gisee sax ñoom rek ñooy cimenterie bu fi nekk parce que dañoo jël exclusivité ciment sponsor ciment ci salon bi ñuy organiser ñooñ kenn du ñoom kenn lañ ci ñun. Banque de l'Habitat du Sénégal boo gisee tamit di nga gis ne ñoom rek ñoo fi nekk comme banque dañoo bëggoon wane ne ñun ak ñoom ay partenaires lañu bëgg ñu keneen rax ñu daal te loolu kontaan naa ci dafay wane ne rek ne am na benn pacte de fidélité bu dox sama diggante ñaari partenaires yooyu nekk ci émission bi mais aussi nekk ci salon de l'habitat. kon Dieyna ñu wax ba déwén. ba déwén Bamako incha allah ak team sama kër mais ce sera aussi ak team Rascom te ba léegi nag xam naa ne sama ñaari partenaires yi dama leen di sànni xeer.
xam naa ne dinañu ñëw parce que xam nga ne Sococim dañuy ubbi ca Mali ñoom kon ala kulli àll dinañu ñëw parce que bokk na seen ay clients yu gën a mag waa BHS moom waxaatuma ko ñoom tamit am nañ fa ndëgër lay kon nañu wax ne émission Sama Kër dana continuer incha allah ci atum 2019 mais surtout le salon bi ñuy organiser au niveau de Bamako na ko ñëpp pare. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi